bu rafet nag Modou Gueye héritage pour góor pour jigéen man ñawal na ma lu rafet ci laa bëggoon toilettoo tey mais damaa bëggoon xaw a accompagner Viviane ci robam bi moo tax ma def sama costume à l'africaine ak Mado Marc que je remercie. Modou Gueye yow tamit ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi kontaan lool ci ni nga àndee ak ñun at bu jot nga bokk mode tabaski ren nag ñu defee ko nii bëggoon nañu mu demee neneen mais malheureusement dañu nekk ci crise boo xamee ni dañu tere rassemblement dañu tere dajaloo muy lu metti loo xamante ni àdduna bi yëpp ñu ngi koy dund depuis 4 mois waaye Viviane wax na ko sànq ay jàmbaar ngeen xëy di liggéey di ñafe ñu nekk ci crise ou pas ba tey par exemple yow yaa ngi liggéey di satisfaire sa ay clients peut-être on va parler de tout ça xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo ak sunu xarit yi nga xamante ni ñooy seetaan depuis 5. waaw Pape Cheikh maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ñu koy defee di xamal nag ne tey ñëw nañ suñu kër. comme ni ñu koy defee. muy kër gu ñu yaatal tamit. ginnaaw nag yooyu yëpp muy pandémie bi am mu nekk feebar boo xam ni mu ngi ci dëkk bi mais comme ni ñu koy defee rek lii boo ko xoolee di nga xam ne ñu ngi ci mesure yi ba léegi. kon ñuy ñaan yàlla mu jóge fi ak jàmm ba ñu delluwaat ñun ñëpp suñu activité parce que ñu ngi ci waaye ñu ngi dem ak système début bi démarré nañ ci benn moment boo xamante ni métti na lool ba tey ñu ngi ci mais comme li nga wax rek góor du bàyyi ndax parce que bi affaire bi tàmbali yéen ñëpp a tëj moi je me rappelle par exemple am na ay période yoo xamante ni soxla woon naa ay yére mais dañ ma ne mënuñu la ñawal parce que dañoo tëj salon yi dañoo tëj atelier yi ngeen tëj ko pendant une bonne période mu metti woon aussi. waaw parce que moment boobu dafa teg ci liñ naan nit ki saa booy dox rek da ngay dox ak jamono. ndax pandémie bi ñëw na. ñu arrêté. dem ba ci biir xam ne masque yi nga xamante ni moom la ñu sant pour ñu nga xam ne mën na fi jëlee feebar bi. ñu accompagner loolu dem ak moom. defar ay masques yu bëri. yu bëri séddale ko joxe ko parce que tamit ñun loolu moo ñu war ndax doomi dëkk bi lañ. te buñ soxlaa tamit li nga xam ne mën na fi jëlee feebar bi. dañ koy def biñ jógee ci loolu nag ñu toll ci moment boo xamante ni ñi nga xamante ni saa su nekk at mu jot dañ lay xaar. rawatina xale yi nga xamante ni dañuy am ci yow yaakaar. ñu ne nañ leen démarrer ak ci système boo xamante ni tey jël mesure yëpp. mën a bégal ñi nga xamante ni at mu jot. lu mënul ñàkk quoi. waaw lu mënul ñàkk parce que mbir mooy toll foofu. ñu demaat ba ci biir ñu xam ne kat yokkut cere dolli ñeex day am ci mbir. ndax ku ne xam ne daan nañ liggéey mais jigéen ñi rek lañ privilégié woon di leen ñawal. c'est sûr ñu dem ba ci biir ñu xam ne nag tey jii nii da ngay gis nit mu ñëw ànd ak ki nga xamante ni mooy soxnaam. ñëw ba sa place ne la ah lii kat. xam nañ ne maanaam ci branche yi soxna yi rek nga nekk waaye nag yëre góor. mais ñu dem ci biir yokk loolu. parce que góor ñi dañuy sañse. lool sax nag dañuy sañse ndax fi mu ne nii xoolal ni nga def macha allah mu ngi rafet lool. waaw après ci lañ xam ne que héritage couture war na mën a nekk maanaam loo xam ne tey ku ci nekk di ci gis boppam. xale yi sax prévoir nañ pour defal leen ay bagages yoo xamante ni ñoom ñëpp ku ci nekk. parce que boo demee ba gis tey ji international bi. ñoom ci seen bopp chaque jour bàyyiwuñ kenn te àdduna dafay doxee noo xam ne ku ci nekk rek da nga war a ñëw jël sa cër ci li nga moom kon héritage couture yaatal na beneen xeetu yaatal boo xamante ni bëgg nañ tamit góor ñi di ci gis seen bopp ak xale yi di ci gis seen bopp moo tax nag ñu ne tey dinañ ñëw pour fesal ko waaw loolu te dinaa ko woon léegi téléspectateur yi Viviane héritage couture moom yàgg nga ko dégg gis liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom moo duggee mu ngi koy def ak yeneen créateurs yu fi nekk ñoom ay jàmbaar lañu. non ay waxuma jàmbaar ay vrai jàmbaar lañu ay artistes lañu dañuy créer vraiment macha allah maa ngi gis liggéey bi rafet na torop depuis nag te ñoom saa yooyu gën a gis rek li ñuy liggéey day gën a rafet macha allah di dem donc Sénégal lañu am ñoo ko moom te yaakaar naa ne na gën a rafet rek voilà di def yu toog quoi yu am qualité ak finition waaw mais lu tax ngay li ñuy def rafet na lu tax ngay beral loxo toujours jigéen ñi parce que dañoo dem ba jigéenu Sénégal ku ci héritage couture ñawalul day mel ni sañse woo. waaw loolu li koy def mooy xam nga dafay toll moment boo xamante nii booy démarrer. ñaw dafa bëri branche. kiñ na xaw naa mën a ñaw lu mu jublu rek yàlla mën na ko cee may su ko bëggee ba pare gëm ko. dëgg la de. kon bu ñu doxee ba ci kanam xam ne soxna yi tey borom kër yi. comme ni mu koy waxee xam nga ñii dañuy signé. waaye ku bëgg ñawlu tey jii nii sa borom kër bu toogee boo ko jubalee ne ko ci héritage laa jëm mën na cee bañ a teg baat. foofu mooy début marketing bi nga xamante ni moom ngay def pour ki nga parce que góor
xale ak soxnaam mën na ci moom lu ne te loolu la yàlla dogal mooy comme ni mu ko waxee kon chèque yi dañ ciy boole héritage voilà mënul ñàkk quoi waaw du mën a ñàkk moom xam na fi may waxee waaw léegi nag bu ñu demee ba ci kanam léegi ki nga xam ne xëcc nga ko ba mu ñëw bu ko neexee ki ko fay indi mu wommat ko mu yegg si dëgg la moo tax jot day jot ci mbir moo waral ñu ne nag héritage couture formel yegg si na ak fa baby yu xale yi nga xamante ni tey surtout ñoom nag laa gën a privilégié mais xatu pandémie bi mais bëgg nañ ci def ay shootingu xale yi ay affaires yoo xam ne parce que ñoom dañoo bokk ci jur gi ñu leen di fàtte te ñoom ñoo waral lépp waaw looloo tax ma gën leen a fonk ñoom parce que ak góor ñi nag xam nga fi mu ne nii tey ku la ne maa ngi dem nga ne ko yóbbaale ma dëgg la looloo tax léegi ñu def détour héritage couture wane tuuti liggéey bi nga xamante ni moom la jagleel sénégalais yi yéen kaay leen seetaan fi ma génne jéem bokkul la ki ko mën barke Cheikh sañse sama yëf la ku ma ko seqal du ma la tayuma ko dafa ne ci man dama ko judduwaale waa tamit ni ma mel de neex na mu kaay leen seetaan ni ma mel sañse sama yëf la sañse sama yëf la macha allah macha allah héritage couture lañ doon seetaan te loolu moo gën a tuuti ci liggéey bi nga xamee ni Modou Gueye moo ngi koy def beral loxo jigéen ñi mais là on se rend compte que léegi góor ñi ak xale yi am nañu place bu baax biir héritage couture surtout style yi nga xamee ni yaa ngi koy jagleel sa cliente yi c'est-à-dire mën nga ñawalandoo 10 jigéen ñoom ñëpp ñu dajee ci benn xew te benn ñaw du ci nuru ak sa morom lan mooy secret héritage couture. waaw loolu xam nga dañ naan loolu doon mu dëgër ndax héritage couture rek joxe na boppam man papa bu ma am day ñaw collection bi jongoma maara laa ko tuddee sama magu papa la kooku lañ doon wax naan moo ñaw ba ñawal jinne loolu mag ñi fi nekkoon en 1968 ñooñu fekke woon nañ ko Ahmed Chirara moo leen daan jox ti si damay donc yow da nga doon ñaw. waaw mooy héritage bi. ah lii moo indi héritage bi. waaw lii moo musuma def rapprochement bi en fait. pour man da nga ko tuddee héritage noonu rek quoi. waaw parce que li ñuy wax rek deretu ñawkat laa yor ndax ñaw lañ mën géntee xaalisu ñaw. dëgg la de. te suñu maam dañu cee ñaanal Serigne Xaar Gueye Serigne Touba moo ko seexal. kon nit buy dox ci dara rek. des fois am na lu mu ciy yëg loo xamante nii parce que tey mën nga am fukki nit yoo xam ne ku ci nekk rek comme de passage may nuyuwaale sama cliente yi nga xamante nii ñoom laa njëkk a démarreel te ñu ci bari dinaa leen gis mais lu ma leen gën a gis mu gën a baax ndax ñooñu yegg naa ak ñoom foo xam ne su ma leen di gis nañ ma dooleel te seqatuma ak ñoom xaalis parce que dafa am ñoo image yoo xam ne da nga koy bëggaat ndax ay seede la ñuy doon mooy dem ba dox seen diggante. waaw parce que ci jàng ñaw bi ma jàngee ñaw app bi bariwul mais ndimbal la ak li ma lay wax dret daan nañ ma jox tissu bu ma ko tiimee laay xam li ma ci war a def waaw ndax tiim bi moo may mën a may ndax expérience ak inspiration bu fekkee ne expérience bi da lay dab ndax loolu loo xamante ni boo dawee ba ci kanam la lay fekk si mais bëgg-bëgg bi mooy tax tey jii nii boo tiimee dara li liy ñëw ak inspiration bi yow doo xam mooy comme musique parce que nit dina la su ma demee lii laay def mais bu ñëwee lii ñëw ci bopp bi loolu aaya la comme ni ma koy waxee parce que yëfu artiste la moom la Viviane di wax depuis sànq. waaw ñaw bi ngeen di ñaw. création yi ngeen di def inspiration wu artiste la donc on peut vous considérer comme des artistes. waaw parce que xam nga tey nga dégradé couleur. xool xam ne lii moo ci ànd lii moo ci war a dégradé couleur cassé. caché waaw parce que xam ne que. daal di assorti. waaw parce que tey di nga gis. man moo tax nekkuma tailleur. waaw mais am nga kiiwu tailleur parce que xam nga ñaw ni mu lay fekk c'est mooy harmonie la. te mën nga tiim benn tissu gis ne tey jii nii bu fekkee ne def nga ci lu ñuul da lay sonal parce que loolu yegg siwul loolu la ñuy wax maanaam tey jii nii. client bi nga xam ne day ñëw jox la tissu rek ne la non ok parce que war nga ko mën a habiller lii ngay sol lii ngay sol lii ngay sol lii moom moo ci dàq am na ba ci temps boo xam ne tey jii nit buy dem xew sax war nga xam ne heure bii la fa war a dem su bëggee gagné nag ci sañse bi si
dëgg la de parce que léegi seen daje yi ci xew yi comme guerre. waaw parce yéen que da ngeen am problème yéen. mais Pape Cheikh boo xale yi léegi lépp guerre lañ ko def. waaw parce que xam nga boo sax guerre. xam nga boo sañsee dëgg bu la neexee doo teel a dem xam nga mën ngaa sañse teel a dem ñu snap la te teel a dem baaxul. moo tax ma ne daa am noo war a wooteel demee laajte ñan ñoo fa ne. waaw wooteel laajte mbala ñu ne la nii la def bàyyi 17h. mais nit dina fekk fomm nit ñi sonn seen maquillage faare. waaw ngay doog a ñëw. waaw nit des fois mu fomm mu bëreetam xale yi léegi seen lépp guerre la. waaw des fois nit sax war a dem fomm dëgg la de. waaw ndax lam fa war a fekk la waaw donc yow guerre boobu yëpp da nga ciy jàpp combat yooyu yëpp da nga ciy jàppale sa ay clients. pour que fu ñu nekk ñu am fa ndam. waaw parce que xam nga dañ naan le client est le roi parce que Ouais. customer care dafa amatul ci dëkk bii ñu nekk muy Sénégal dëgg la. mooy customer service service client parce que nit bi nga xamante ni bàyyi na ñëpp ñëw ci yow rombu tailleur buntu këram ñëw ba ci yow da nga ko war a fonk téye ko parce que dama naan ku bu jógee foofu yegg si ci yow da nga ko war a toppatoo ba mu xam ne mën na sax mu xel ñaar ndax fi ma ne woon téye nañ ma mais di nga ko téye waxtaanal ko accueillir ko jox ko lu sedd mu naan café parce que loolu la ñu gis ci dëkk yi nga xam ne tey noonu la ñuy téye maanaam seeni nit client dañ koy toppatoo. dañ koy toppatoo parce que le client est le roi mais tey bu fekkee ne maanaam xaalis bi rek nga soxla ci nit ki kon tey mën nga démarrer mais doo sori dëgg la. te héritage couture nekk na équipe boo xam ne tey chaque jour dañuy privilège seen ay clientes déjà ñu ngi liggéey ak xeetu liggéey boo xam ne fépp foo nekk ci àdduna tey jii nii fexe nañ ba di nga jot sa yére door to door maanaam sa buntu kër parce que am nañ website boo xamante ni tey www.heritagecouture.net boo xoolee di nga lépp loo bëgg parce que dañ nekk ci monde digital fa lañ jëm dañ nekk ci àdduna boo xamante ni tey war nga mën a toog sa saal seetaan Viviane toog xam ne que tey jii nii nekk ak sa borom kër ne xaaral ma tàppe li ma bëgg à héritage couture yére bii la Viviane sol nii mu ko solee nii laa ko bëggee nii la ko bëggee parce que lépp mu ngi ci plateforme yi nga xamante ni moom la nit ñi di doxee et puis mu nekk loo xamante ni tas tey ki nga xam ne day jóge fenn gis fa dara su ñëwee ba ci yow mu yokk mais da nga koy mën a téye ci loolu dem nañ ba def site web Facebook ñu ngi ci Instagram ñu ngi ci plateforme yëpp yi nga xamante ni tey nit mën na ci dem pour am dara war nga ko mën a def ba nga xamante ni tey marche comme ça maintenant noonu la àdduna bi di doxee. waaw foofu lañ toll waaw moom parce que day toll foo xamante ni tey war a jël sa ñaw sax di dem ci tailleur di ko yóbbul mën na bañ a am moo tax ñu privilégié prêt à porter bi ren daanaka moom lañ ëpp luñ def te yaatal nañ ko benn xeetu yaatal boo xamante ni à travers TFM wane na ci xarañam boo xamante ni tey fu nekk ñu ngi ñu fay woo ci àdduna te loolu yëpp macha allah liggéey bu rafet ak bu baax moom moo koy waral man nag équipe bi ma am boo ma xoolee di nga xam ne kii kat mën naa bokk ci ñuy guddee tëdd ba pare mën naa bokkaat ci ñuy teel a xëy parce que loolu force la boo xam ne gëm-gëm ak bëgg liggéey moom moo koy def mais nag boo liggéeyee ba pare di nga xam ne tey jii kat lii jaroon na ko parce que lépp lu nit di def bu ko gëmee yàlla dina ci suturaal moo tax cliente bi ñu am ak à travers tamit ñi nga xamante ni tey gis nga boo xoolee lii ñu def muy collection 3 pièces yi dañ ko jël boole ko ak yére góor yére jigéen parce que am na ñi nga xam ne surtout bitim réew ak ñi nekk fii di ngénte sa collection 3 pièces yi moom mu ngi toj dëkk bi actuellement. waaw parce que xam nga tey nit kuy ngénte bëgg a nuróoleeg soxnaam tey day am loo xamante ni mën na ko bokk ak moom tey ji ba ci xale yi mën nañ leen a boole tey boo xoolee ñi ñu jël ñu solal ñu parce que li ñuy wax rek fokk ñu dem ci système professionnalisme boo xamante ni tey lépp li ngay gis non Viviane nii la ko solee qualité bi Viviane waaw depuis ça nii la ko solee waaw nii la ko defee tey ku mel ne mannequin yi ma jël ñii ci ay série lañ nekk parce que dañu am ay benn influence boo xamante ni tey ñoom dañu am background boo xamante ni ñoom dañ lay topp seen ay followers dañ lay topp ñu jël lu mel ne bijouterie la solution de passage parce que équipe la boo xamante ni da nga ànd ak ñoom ku mel ne Amsa bu série maîtresse ku mel ne Ndeye bu mannequin bi nga xam ne mooy mannequin héritage As ak Jean Paul foog ma kii parce que damay fàtte damay bañ mënul ñàkk waa ndax mën naa on a le temps jéena voilà Viviane noonu la ko bëggee waaw jéena kon ñu ñaan ko loolu daal mënu cee ñàkk waaw ku mel ne tey xam nga ay ñaaxarañ loo dañ ciy jàpp ci liggéey bi ñoo ñëpp ku mel ne tey équipe bu héritage couture bi yëpp parce que booy dox di ànd ak ñoom amar xari parce que ñooñu ay professionnels yoo xamante ne nii tey ku nekk sa domaine ku nekk sa domaine parce que bu may def dara damay yaakaar ne ñi nga xamante ni ñoo ci mën ma boole leen
pour bu génnee mu def dara. ba ci Amina Poté saa yu mais solee kooku saa yu moom solee sa yëre dëkk bi yëngu. day toj dëkk bi moom. kooku danaan ma lii nelaw laa yee. te dara du ko tere yeewu. moom jamono bu ñekk ak ni muy ñëwee ak man. saa yu solee sa yëre kooku Serigne Saliou ñu boole moom. kon moom keneen la. moom kenn la ci ñun dañoo bokk lu ñu mën sa séddoo muy Serigne Saliou. ñu tolluwaat ci ki nga xam ne mooy Fat Sané esprit chic. kooku tamit mënul ñàkk parce que moom it ci tim bi la bokk Papa Ndiaye photographe. ñoom ñëpp dañ nekk ñoo xamante ni mënuñoo ñàkk ci liggéey bi. ba tey loolu yëpp nag li ko indi mooy ma cadré sooy def dara bëgg ko da nga koy ànd ak ñi ko bëgg. passion waaw kay moo tax tey ñu def 3 pièces yi def 2 pièces yi def taille basse yu rafet. def faux grand boubou yi. def demi grand boubou yoo xamante ne nii et puis dañ ko booleeg ak ay jupe slim fan derrière juste rek loolu du fi xaj pour ñu koy mën a décortiquer. mais Sénégal xam nañ la. waaw tey boo ñëwoon toog bañ a wax sax. ndeysaan Sénégal xam nañ la. waaw may tarbiyewu ci ñoom rek. di leen dénkaat sam bopp Sénégal xam nañ la. waaw te li may wax sànq ba tey rek sénégalais. léegi dafa bëgg qualité. yàgg nañoo bëgg qualité mais léegi da caa rawati. bëggoon qualité par exemple moo taxoon ci ay jamono bu ñu bëggee lu baax par exemple dañuy dem di ko wuti feneen. mais léegi defe naa ci fànn yëpp soxlaatul ñuy wuti leneen feneen parce que lépp daanaka am na fi et preuve baa ngi nii ak Modou Gueye li mu expliqué yëpp ci. qualité c'est ce qu'on vous a montré ci image yi te loolu ñu ngi ko ciy félicité lii yëpp ay sañse la yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi ciy gis seen bopp am ay sañse yoo xamante ni góor ñi ñu ngi ciy gis seen bopp moom nag am relation bu particulière ak ay clientam moom Modou Gueye héritage xam nga ñetti xob yi ku ko am ci tabaski bi jël moo tax teel a réservé puisque mu ngi liggéey ci digital bi am na site internet mu ngi ci Facebook bi mu ngi ci Twitter bi mu ngi ci Instagram bi donc lii rek la ñuy doyee créateur tey jii Viviane boo gisee ku mel ni Modou Gueye mu ne ci depuis des années boobu ba tey noonu lan ban commentaire ngay def ci taxawaayam. xanaa di ko félicité waat rek di la wax ne vraiment man kontaan naa te Sénégal kontaan nañ ci yow. ndax jël piis teg ko rek dagg. aar la di créer. aar la de aar la lal rek war a dagg créer di xool. modèle bi nga war a def ak noo ko coupe bi loolu dafa rafet. c'est comme tey nga nekk studio war a créer benn way. war a créer noonu la création di noonu demee ci ñoom. mooy li ma wax rek ci sama morceau bi ku ñàkk nag jëriñu. liggéey rek moo am solo. bu ma ne ndax xaalis bi nga ci sa poos mbaa lew na la. lépp loo gis rek ci àddina dafa war a jaar yoon te xale yaa ngi koy jaarale ci yoon macha allah. donc bravo. man daal kontaan naa daal. laf cat daal te wax na ko léegi nii lu mu guddee tëdd bu xëyee bokk itam na day ci ñi ànd teel a yeewu te kenn du ci xam dara loolu mooy di teel a jóg di teel a dóor waar te loo tàmm la loolu ñu ngi la ci félicité tu as resté avec nous parce que bëgg naa nga fekkee suma copain Mass Touré moom daf maa teel a libéré indil ma course boo xamante ni course xaalis la ñu waxtaanee takkaay yi seulement dinañu gërëm Aziz mais balay boobu